asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ni ñu koy defee saa yu ñu fi teewee ci jamono ji di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax wante di leen tatagal bu baax a baax aussi xam nga ni dañuy ñëwaat tey ci Jekk ak Këram ci mercredi bi wante laataa loolu gi dinaa nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi comme ni ñu koy baaxoo di defee di leen ñaanal yàlla mu guddal seen fan lool te wéral leen yàggal leen fi lool macha allah. ma ne ko tey dañuy ñëwaat ci Jekk ak Këram si mercredi bi de macha allah bu ñu si ñëwee si dañuy dem seeti situation du jour bu ñu fa jugee nekk ak xale jigéen ñi sa waar ba ñi nga xam ne ñu ngi takk seen digg rek tey liggéey macha allah loolu rek ñor leen bu ñu fa jugee ànd ak Fatouche xam nga moom bu ñëwee lépp luy soxal environnement da ciy ànd ak ñun ak sunu invité macha allah wante laata loolu dañuy dem régie jëli situation du jour dellu siwaat ci plateau bi. asalaamaaleykum mbokk yi. ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu alarba fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci juróom benn fukk ak ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak benn ñi nga xam ni am nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ñi nga xam ne ñooy cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee fukk ak ñeent ci Thiès fukk ak ñaar ci Kaolack fukk ak benn ci Touba juróom-ñeent ci Dakar Plateau juróom-ñaar ci Mermoz juróom ci Matam Mbour Popenguine ak Tivaouane ñeent ci Kër Massar Mamel ak Yoff ñett ci Ouakam Parcelles Assainies Sacré-Cœur ak Tamba ñaar ci Amitié 3 Dieuppeul Grand Yoff Guédiawaye Kaffrine Mboro Nord Foire ak Pikine benn ci Almadies Mbirkilane Cité Africa Cité Alia Diène Cité Djily Mbaye Cité Mixa Diourbel Fass Fatick HLM Kër Momar Sarr Koumpentoum Liberté 6 Mariste Médina Ngor Ñaari Tali Pété Pire Point E Richard Toll Rufisque ak Saint-Louis téeméer ak fukk ak juróom-ñeent si malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation juróom-ñeent malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak benn ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak benn wér nañ ci ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jërëjëf docteur El Hadj Mamadou Ndiaye moom aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm ak waa ministère de la santé yëpp ndax nee naa la ba mbas mi commencé ba léegi mu ngi ca ndeysaan di ci ñu siy dox seen waar lu bëree bëri personnel santé bi aussi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal wante di leen gërëm di leen sant te di leen encouragé bu baax a baax. di encouragé képp koo xamante ni jamono ji yaa ngi nekk ci mbas mi di ci liggéey wante di ci bay sa waar bu baax a baax xam ne sa askan nga ko defal
wante comme ni ma leen ko waxee léegi mbokk yi bu ñu dellu siwaatee ci plateau bi damay daal di nuyu sama rakk sama xarit moom tamit Fatouche xam nga bu ñëwee mooy Miss Environnement lépp lu nekk ci kër gi nekk ci dëkk bi te doon yoo xamante ni nii lu jaaduwul la moom da koy daal di dindi ba mu set ba tax na ma di ko nuyu di ko ziyaar macha allah comme d'habitude rek ñu ngi lay nuyu Fatouche. maa ngi lay fay Nabou Zina. namoon naa la nga def sa cub bu baax. yow xam nga maa la raw. comme d'habitude maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa invité di nuyu également amis téléspectateurs yi seetaan Nabou comme ni nga ko waxee ci kanam incha allah deuxième partie dinañ ñëw ci environnement. comme nag tout le temps dañuy nekk ci mbedd mi ci biir kër yi fu nañu dugg fa tey dañuy fas yéene wàcc ci biir géej xool lan moo fa nekk ak nan dañ koy setale ba mu set ndax tam li nekk géej it suñu biir la jëm donc bu setee ñun la setal macha allah gënañ ci ñëwaat léegi noonu laay def tamit nuyu jigéen ju mën góor moom aussi di ko jox wàccuwaayam Aram Ndiaye Diatta ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci plateau Jeeg ak Këram. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu population bi yëpp di leen nuyu ak sama am di jàmm yi sama client yi ñëpp quoi maa ngi leen di nuyu ñëpp maa ngi leen di nuyu quoi di leen nuyu yéen tamit waa RTS ci dalal bi ngeen ma dalal ma am contentement bu baax ci yéen quoi di leen remercier. jërëjëf nuyoo bi yëpp ñun ñëpp fay nañ la par ma voix moom nag boo leen ko gisee Aram vulgarisateur la te loolu du lu bees sax si jigéen ñi ndax nee naa la ñaari loxo mooy takk tubay wante mooy takk sërit ba tax na moom ni ngeen koy gisee nii day jor liggéey boo xamante ni macha allah da caa xarañ lool nee naa la fii kuñ fii teg ku nekk ku prouvé ngay doon ba tax na Fatouche tey ñu bëgg a waxtaan ci métier boobu ak moom ni mu ko dundee dama lay bàyyi ak moom waaw d'accord Nabou c'est une fierté parce que jigéen léegi toogatuñu rek naan su ma doon góor parce que gis nañ pratiquement métier yu bëri yoo xamante ne nii jigéen ñi daawuñu ko def léegi ñoom la ñuy gis ñu def ko mais lan moo tax mu choisir ko voilà lan moo tax mu tànn ko pourquoi ce métier parce que ku nekk xam ne vulgarisateur nekkul loo xam ne dafa yomb parce que dafa am lu muy laaj est-ce que jigéen dina mën a loolu des fois di nga mën a sëgg des fois di nga mën a toog est-ce que moom dina am capacité yooyu peut-être bu ci xarañul woon effectivement bu ci xarañul woon donc du ñëw fii tey ci sa plateau parce que tey koo invité rek ci jigéen ca waar ba parce que jàmbaar nga ci lu mu nekk donc mu nekk vraiment loo xam ne c'est à saluer liggéey bon voilà c'est ça donc am mbégte bu baax ci jàkkaarloo koo xamante ni def na métier boo xamante ni vraiment c'est à saluer waaw maa ngi leen di remercier si li ngeen ma laaj parce que jigéen man lu ma gis jigéen amul lu mu war def lu dul sàcc ak mooy yàlla jigéen bu xaar jëkkër man dama bëgg jigéen ñëpp ñu fas jom liggéey comme man dama ne benn métier kiiwul difficileul loo gëm rek mu fekk si la def ko waaw parce que man lii dafa loo xam ne dama ko bëgg si sama xol sama jëkkër yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu moom moo ubbi woon am ay employé waaw léegi nag xale yi léegi mooy loolu dañ daan liggéey di kii seen poche quoi ma xool ne man war naa mun a jàppale sama jëkkër parce que ñoo bokk si réussir mooy réussir quoi looloo tax man ma dugg ci métier bi après nag en 89 en 89 laa commencé liggéey lii parce que dafa daan jële employé quoi léegi nag de ce fait que xale yi mooy loolu man pourquoi man du ma jël lii en main man mun a soutenir sama kër waaw parce que tey jii amul góor amul jigéen nit ku nekk war ngaa góorgóorlu pour xaal ne nañ ma defal man gëmma loolu nit ki da ngay dugal sa loxo góorgóorlu quoi ñu fekk si la man loolu laa gëm mais toog di tàllal sa loxo di xaar ñi la may wala tëdd di xorom nga laaj loolu non man waaw kenn defatu ko jigéen dafa war a am jom jom fulla ak fayda donc jàngoo ko lan li la motivé wax nga ko puisque sa entreprise jëkkër la bëggoo mu réer ci loxo xale yi bëggoo ñu lekk loo xam ne moom peut-être moom mi ko moom du ko lekk est-ce que yomboon na ci nga dugg ci métier boo xam ne jàngoo ko nga dugg rek commencé ko pratiquer naka la demee waaw nu ma kiiwee moom bu fu mu ubbi woon sax après dafa mujjee kii après na mu ubbil ma kii atelier man ma géré ko moom Senelec la daan liggéey waaw mu ngi gaañu en 2018 dafa def accident circulation Barkédji Linguère après nag man tamit ma di ko dimbali dépense quotidienne man maa ko yoroon xaaruma ko woon ci dara mu gisee jën bu mag ma jënd quoi mu gisee ginaar ma jënd xaaruma ko lépp pour jàppale ko waaw loolu léegi nag employé mu daan kii mu le temps que may toog noonu di waxtaan man daaw mu bàyyi sama bopp dama naan jaay lépp jaay naa fondé
dama naan defar chantier di jaay fataay jus tawguma woon daal mais na ma leen gis ñuy liggéeyee da nga dem ba comprendre au fur et à mesure voilà si laa ko mun noonu après nag man may kon ne defar sama bopp xale yi nag waa nga bu ñu mënee dara nga toog du leen surveiller dañuy bañ bu client ñëwee nga leen di wër quoi ñi daw man war naa mën a gëm sama bopp liggéey mais début nan la demee woon parce que ñoo xamante ni ñoom leer na ne lii du sa métier ñoom seen métier la yow nga ñëw tey bëgg leen diriger ci loo xam ne amoo ci expérience c'est début ma ne la bu au début ñu mën a romb dañ ma daan ree su may liggéey ñu may reetaan te tey jii su ma solo romb la nga na jong ma pire rek loolu moom leer na macha allah loolu moom leer na nit ki da ngay gëm sa bopp gëm li nga doon sama jëkkër dem si yàlla dama daan wax naan gëmal sa bopp bu faale kenn waaye ñi dem nañ ba lu may liggéey ñëpp ko bëgg a liggéey quoi macha allah parce que Fatouche doguñu ko mais xam nga am na ñu ñuy seetaan peut-être xamuñu lan mooy métier vulgarisateur léegi dañuy dem régie d'accord pour mieux camper le débat ñu xam lan lay liggéey moom mi jigéen ñi ñu bàyyi ci xel jigéen ca waar wala ñu wax métier bi métier vulgarisateur la ay góor a koy def fii ak ay jigéen place bi place su aram la benn toogaay moo amul njariñ daal parce que ay jigéen lañ amuñu suñu luñ jàpp ñu ñëw ubbi aram ubbi place bi man ma fiy fréquenté dem bay xool di xool dem ba mën métier bi di si bay sama waar daal loolu rek la bañ a toog rek aram moom école la jàmbaar la ñu ngi koy sant di ko gërëm jàmbaar la trop aram jàppale na xale yi jàppale na ñëpp aram moom amuñu fayam atelier bi depuis 2001 la ko fi ubbi woon moom si li mu ñu expliqué moom jëkkëram moo ko poussé si vulgarisateur jëkkëram moo ko ubbil vulgarisateur poussé ko si parce que moom métier la aram lii muy liggéey nii du loo xam ne day toog rek moom métier la daf ko doon liggéey jëkkëram di ko si encouragé ba ubbil ko place bi macha allah mu jël ay xale di leen formé noonu la liggéey bi demee. borom baax la yaay Fall la di profité na di nga jaaree jëkkëram ak wujjëm bi gaañu buñ gaañoo ba tey moom moo géré njaboot gi te avant moo ñoo gaañ aram moo téye njaboot gi ba nii tey moo téye njaboot gi musul découragé benn yoon musul bàyyi barki Serigne Touba ñun boog amuñ lan loo xam ne su ne ñu ngi si xel ñaar si moom maanaam baax na am bon na non baax na la ñuy wax saa su nekk rek mu ñuy defal lu baax ñu digal lu baax di ñu yéene lu baax naan ñoon da leen jàpp te bañ a bàyyi tout le temps bis la jos bi bis la dina neex te bis bu ñëwee da ngay naan bu démb doon tey dinaa ko jàpp moom borom baax moom yaay Fall la. tey bu ma dem ba xam pëna yàlla moom la waaw liggéey moom ko wax yomb na moom yombul métti na loolu day waay benn camion dañuy ñëw ñu liggéey ko ay bis lu nekk dañuy ñëw ñu liggéey ko waaw liggéey bi risque la moom waaw dama bëgg état yi jàpp ñu bu baax a baax. situation moo demeewul noonu moo tax nag ñu bëggoon ñu jàppale ñu mais bu ñu sañoon dañuy am ay machine parce que liggéey bi dafa war a am lépp machine moo ko war a liggéey mais bañ a toog ni ma la ko waxee bañ a toog rek moo tax ñun ñu jël suñu initiative ñëw fi toog pour daan suñu doole am lu ñu yóbbu suñu njaboot parce que dëkk bi dafa metti looloo tax ñu ñëw jël risque bi di liggéey bi benn liggéey amatul léegi déception liggéey bi góor di def jigéen mën na ko xam nga ñu jóg dóor waar liggéey parce que jom daal parce que góor ñi aussi foog ñu jàppale leen si kër yi. jërëjëf Régie ñu leen sant di leen gërëm bu baax a baax wante dañuy ñëwaat ci plateau bi comme ni ma la ko waxee léegi Aram xam nga métier bi dafa nekk métier boo xamante ne Fatouche dafa nekk métier comme métier yëpp métier à risque la non seulement à risque la mais métier la boo xamante ni yow sa jëmu bopp li nga yanu ci sa mbagg dafa fort xam nga lu tax ki ñëw indi otoom ne la pneu def na nangam nga lijjanti pneu ba vissé woo pneu bu baax yaa ngi mettre personne boobu yaa ngi koy mettre en danger moo tax nag ma bëgg a ñëw ci côté boobu est-ce que mës ngeen si am ay jafe-jafe yu mel noonu nga defaral nit pneu mu toj wala mu am ci benn kii mu ñëwaat ci yow non man day wax dëgg yàlla nit day crevé fu sori sax ñëw ci man parce que ñoom dañ ne jigéen daal moom du lu mu liggéey daal daf koy topp ba mu sës man toujours dama naan sama employé seere leen ba pare di xool bu baax bu gondalee dama naan la mënul dem mais dëkk bi dafa métti boo xamante ne léegi koo si ne sa pëna dafa gondalee day jël risque ma ne ko nag lii moom moo war a accident yi quoi parce que lan mooy pneu bu gondalee day neewi kii bi day damm feer yi
léegi nag bu ko defee booy dawal oto bi day tëb quoi. d'accord waaw day tiire. mooy indi muy toj. waaw bu dawee nag si tali bi ba mu tàng day toj. d'accord voilà te pneu yi léegi kii fabrication yi léegi. baaxatul voilà baaxatul. waaw moo tax nag toujours nit ki si boppam bu client indee sa pneu da nga ko war a topp ba mu sës quoi. waaw loolu moo logique. waaw parce que jamono métti na léegi xale yi boo nee nii ñu ne non dóoral ma air rek te loolu du kii quoi. du noonu waaw parce que pneu oto pneu ko yor. c'est vrai waaw mooy daw ci tali bi. c'est vrai léegi nag accident yu bëri day waral sa pneu gondalee nga war koo changé. di ko ñab-ñabal léegi nga daw tali bi tàng mu jàpp mun a pëw. fekkoon nga concentré wu da ngay daal di affolé. sànneeku c'est vrai loolu mooy waral accident est-ce que apparemment di ngeen faral di joxe ay conseils par exemple nga ne ko pneu bii moom forcément mënatul dem. si chaque jour ñu wax ko mais xam nga rek dëkk bi mooy loolu taximaan yi yeeg yooyu boo waxee ñu ne dëkk bi dafa metti dafa metti man moom vraiment man gëwuma loolu nit ki daal liggéey loo liggéey te mu barke rek yàlla na si fekk si quoi. effectivement waaw man kii woon naa mais sama atelier dafa lakkoon yëpp. sama jëkkër gaañoo sama wujj gaañu décembre sama atelier dafa lakkoon. sama mag bu nekk Allemagne moo ma jàppale. mu ngi nii fu mu ne benn machine rek laa jëndagul ak sama benn xarit tata madame Bey ak jëkkëram. ak imam yi nekk Tëngéej benn ajuma ñu góorgóorlu dajale récolte waa collectif tuuti dimbali ma mais ba tey. bu ma dimbali ma jël parce que am na machine yoo xam ne aw ma ko. incha allah parce que yaa ngi ci li nga nekk te mën nga ko macha allah. alors dama amoon Nabou beneen question boo xam ne peut-être mën na la déranger. mais peut-être téléspectateurs yi aussi. bëgg nañ comprendre. pourquoi nga nekk ci liggéey boo xam ne ak sa poids est-ce que dina yomb ci ngay manipuler pneu yi. waaw xam nga nit ki mun a am yaram ni te doo diis man loo ma jox ma jël quoi. est-ce que di nga mën tëdd ci suuf di mën a dévisser visser waat boo gisee sax kii ma noonu dama opéré woon temps yi quoi arthrose bi di ma sonal ni sedd bi mais man loo ma jox ma jël quoi. mais sànq dama nga ne ma Nabou mu baal ma sànq daf ma ne la dame la bu ñu wanee sànq ci reportage bi mu ne pneu moo leen ubbi. lan moo tax pneu bi di leen may yaram. parce que pneu lépp dooleel da ngay entraîner muscle. entraînement la quoi waaw lépp entraînement la quoi. waaw nit ki boo gëwee sa bopp. lu ñëw da nga koy yóbbu. waaw ñu gis ni aussi comme niñ koy waxee léegi ci reportage bi gis nañ ay xale yu góor gis nañ ay xale yu jigéen gis nañ macha allah nga am ñoo xamante ne yow yaa leen jàngal ndax nee na yow yaa tax ñu xam li nga xam ne mooy pneu. formation bi yomb na ak xale yu góor yi ñu ñëw xam nga góor toll ci diggu dooleem. ak seen ay fugg ak ñoom seen. ak jigéen tamit ñëw nga di ko former ndax formation bi yomb na. yomb na kay parce que xale boo gëmee sa bopp rek ñi dañ daa ñëw si man di waxtaan si. far nag ñi dem nag ba adopté wu si affaire yi. su ma wàccee lu ma am ñu séddoo ko. ma génne dépense quotidienne. ba pare jox leen ñoom tamit ñu gis si seen bopp. parce que nit ki loo gis rek loo am rek si dimbali sa morom quoi. bu ñëpp a defoon ni dëkk bi du metti mais da ngay gis ñoo xam ne dañuy yor du ñu dimbali kenn. waaw man dama gëm sama bopp. su ma xëyee 5 heures du matin yeewu naa sangu julli luyee oto ànd ak sama njaboot. atelier lay yee foo laay toggee sax. parce que sama jëkkër génn na àdduna. sama wujj bu ma daan bàyyi ci kër gi te mu aussi génn na àdduna quoi. moo jur sama njaboot moo jur sama doom yi. ñu bàyyi ma ak ñoom te yàlla tax may remercier sama famille jëkkër. parce que am nañ si confiance si man. ba nga xam ne sama jëkkër mu génn àdduna man aw ma fa xale. ñooñu fa nekk samay doomu jëne mënoon nañ leen jël yóbbu leen. mais dañoo ma dëggal bëgg ma ba pare. gën maa jàppale ma góorgóorlu tey xale yi quoi xale yi man la ñu xam bu ma la déggee wax yaay bu ma la déggee nee nga day xëy sax quitté këram ñëw ci atelier bi fi lay nduggee fi lay toggee ndax mu ngi yor ay xale ay tout tànk yoo xamante ni macha allah seen papa ak seen yaay génn nañ àdduna mu nekkaat ci loolu nekk tamit beneen waxtaan ndax tamit nga yor ay xale di togg sa biir atelier di liggéey ci atelier bi loolu aussi yombul Fatouche yombul il faut nga am moral bu bëree bëri il faut nga aussi nga am jàppale comme ni mu ko waxee bu bëree bëri macha allah comme ni ma koy waxee rek jigéen sa waar ba nii la genre jigéen ñii la ñuy bëgg a dem seeti ñi nga xamante ni dañu toog xaaruñu kenn ne leen am wala ñuy wër ci tey bu ko neexoon muy def porte à porte di naan nii wala naate ndax li ko dal metti na nit ñi mais day metti nga seere taxaw nit ñi fekk si la ci tey jii su fekkoon am na loo xamante ni da nga koy yóbbante jigéen ñi lan lay doon maanaam jigéen ñi mu leen yóbbante mooy lan nit ki si boppam bul xaar sa jëkkër kese man bëgguma jigéen di tëdd naan sama jëkkër rek quoi man dama bëgg jigéen juy ñafe keneen ku ñëw fekkal ci parce que góor soo tëddee di laajte rek da lay jëppi nit da ngaa war a waaw si jamono tool da ngaa war a jàpp kër ñaar ko yor
waaw bu dul yow di kële boo gisee jëndal bu baax boo gisee ginaar jëndal waaye bu ne man du ma def dara ci kër gi man gëwuma loolu te kaay ma xamal la nga kër boo siy dugal chaque jour yàlla da lay fekk si c'est vrai waaw bul am téye ko sa loxo non 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 partagé la ñëpp man lu ma dal dafa métti sama jëkkër génn àdduna sama wajju génn àdduna quoi sama rakku jëkkër bokkal ndey ak baay génn àdduna ñoom ñëpp ñu tegloo ah tey jii mooy fayal xale yi waaw balaa weer bi de naa góorgóorlu récolté wu récolté daal di leen fayal quoi waaye macha allah est-ce que am na koom-koom est-ce que liggéey bi am na xaalis dina joxe moo pas tellement du toujours quoi xam nga toujours mu neex quoi déjà des fois mu neex des fois mu naq am na ñu la fay fekk nag ndax ni nga nekkee jigéen kii la nga liggéey leen ñu may la lu ëpp sax ñu lay fay quoi waaw parce que dañ lay gis Sénégal dafa am yërmande ci jigéen voilà c'est ça loolu la quoi sa diggante ak jigéen yi parce que pratiquement oto yi léegi jigéen ñee ko yor Nabou Gina ñoom ñu ngay am ak contact naka la rapport bi ak jigéen yi parce que peut-être góor am na yërmande ci jigéen mais est-ce que seen moroom jigéen yi aussi am nañ yërmande ci yéen bu baax sax ñoom ñoo ëpp sax yërmande ji góor ñi bu baax a baax des fois nag nga gis si yeneen yoo xamante mooy loolu waaye yow da ngay gëm sa bopp ñi ñëw di la jaay ay affaire ak waaw yooyu mais da ngay xam ne lii nga ko man gis nga man chaque jour tenue laay sol waaw rusuma loolu dama koy demee tubéy quoi ak jógi ba léegi dépassé naa loolu quoi nga woo jëm mag mu ngi noonu léegi damay sol nii rek genre robe boo xam ne yem na quoi waaw man rusuma dara nu ma tilimee noonu laay demee marché moom laay demee fépp léegi sax star laa damay génn gaay parce que ñëpp la xam waaw macha allah sant yàlla parce que xam nga Nabou mi ngi nettali loo xam ne am na ñoo xam ne bëggoon nañ ko nettali te mënuñu ko santal yàlla aussi parce que yàlla jox na la métier boo xamante ni yaa ngi ciy dundal sa njaboot yaa ngi ciy tedd ba ñeneen di ci teg dal seen waa kër mais seen métier bi dafa mel dafa commencé yàqu parce que tey mécanicien yu bëri dañoo dem ba dañuy xam ne peut-être vulgarisateur moo ëpp xaalis wala moo gën a gaaw ñu dem spécialisé wu foofu lan la loolu def métier bi commencé di yàqu nii waaye nit yi ñoom dafuñu fi ñuy def fu ñu leen defaree lu baax ah yow boo yore atelier yow yaay def loo xam ne nit ñi day ñëw si yow quoi benn da ngay jub ah deuxièmement tamit nga respecter client quoi parce que le client est toujours roi ku ñëw si yow da nga ko war def respect parce que ñëppay ñëw si yow waaw xamoo kii borom barke xamoo kii ñëpp daal man pour man le client est toujours roi yow yaay def loo xamante ne boo nekk bu kili koro dinañ la fa fekk ak sa liggéey tamit sa liggéey na set quoi loolu moom si la bokk c'est vrai mais mën naa xam lan moo la gën a nakari ci métier bi ngay def loo xam ne metti na la ci torop lu ma metti de mooy sama jëkkër mu ma ko ubbi loon te fekkewul dara ci man waaw sama sañoon tey ji mu toog ak man waaye jaama pexem yàlla ak dogalam effectivement waaw lépp ñu doyloo ko yàlla ak yonante bi quoi xam ne waroon na fa gën a métti mu na génn àdduna man bàyyiwu ma dara waaye lu ma bàyyi maa ngi si sutur la te képp ku ma si dimbali ma jël macha allah léegi beneen bi mooy comme ni nga ko waxee noonu bàyyi na la ak métier boo xamante ni yaa ngi ciy suturlu mais tey lan nga ci dund loo xamante ni neex na la ci métier bi lu ma si dund mooy xale yi ma bàyyeel si laa leen fayal jàng si la ñuy lekk macha allah si la ñuy naan wutiwuma dara ñaaniwuma dara ku ma jàppale ma jël macha allah macha allah ñu bàyyi ko mu kii tuuti parce que déjà waaw c'est vrai nag parce que ça fait très mal Nabou ndax dafa metti nag ci xol waaye itam na sant yàlla comme ni mu ko waxee am na ñoo xam ne tey ñu ngi laal seen sër toog tàllal seen loxo pour dundal seen jaboot neexu leen ndax amuñu métier moom am na métier tey gàcce ngaalaama am na ay moroomam yu bëri ñi ngi toog ci salon tey di ko seetaan bu ñu amoon métier bii wala ñu mën ko dinañ ko dem defi ji donc kon yàlla bu amee lu mu jël ci yow am na leneen lu mu koy remplacer donc c'est juste pour wax nit yi ne soo métier amul volonté rek moo am déjà jàngu ko tey mi ngi nii di ci former ñeneen ak ñeneen tedd bi mu ciy teddal njaboot ba ci jox ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci yóbbu seen kër rek yàlla mën na ko fay donc jàpp rek moo am solo mënoon na defi leneen te bu boobaa boppam kese la koy def dëgg la Fatouche comme niñ ko waxee ndeysaan xool tooy na waane nag dañ koy wax mu gën a takk sër yi rek comme niñ koy waxee na gën a takk sër yi comme niñ koy waxee ndax mu ngi former ay góor mu ngi former ay jigéen te ñooñu dañuy am njaboot dañuy dem liggéey bi day law macha allah sant di ñaanal sa jëkkër bu baax nag wax dëgg yàlla yow tamit di la gërëm bu baax si di kontaan si seet si bi ñu seet si woon
si Jekk ak Këram si émission si rubrique dóor nu ñu koy waxatee jigéen sa waar jigéen ca waar wa wax dëgg yàlla parce que xol yëpp tooy na fi mu toll ndax ñëpp xam nañ ni métti na mais sant yàlla lépp rek dañ koy sante yàlla comme ñu ngi koy nettali tey jii ñu ngi la bàyyi ak ay xale tey jii mënoon na fi gën a doy waar waaw kon nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax tey soo amoon looy nuyu waaw Rufisque di leen ko yóbbante ak sa clientèle yi appel bi moom dégg nañ ko ñi ko war a dégg nañ te incha allah di nga xam ne si RTS nga ñëw incha allah waaw maa ngi remercier ñoom ñëpp di remercier la Sénélec sama xaritu jëkkër yi Abibou Ndiaye ñoom ñëpp bàyyi ma di remercier mention spéciale ma grande sœur Adja Ndoumbe Ndiaye amee mu nekk Allemagne quoi di remercier ta madame B ak jëkkëram El Hadj ñu ngi may jàppale sama client yëpp ñu ngi may jàppale fu dëgg yàlla kenn bàyyiwu ma si dara fu dëgg yàlla ñu ngi may jàppale si lépp quoi vraiment monsieur le maire Alioune Mar ñoom ñëpp maire de Rufisque commune de Rufisque Ouest kenn bàyyi ma kamu tout le monde quoi macha allah waaw vraiment dara kiw ma foofu ñu ñaamay dimbali ma soutenir quoi macha allah yal na macha allah yal na yàlla jàppale la gën la jàppale yéen tamit waa RTS moo ngeen ma gis bàyyi ma noonu waaye yéen a ngi ñëw gis lu may liggéey tamit mu neex leen lool ma leen ñaanal rek kër gi jëm kanam quoi waaw waaw ñuy remercier aussi Yuma mi nga xamante ni moo ñu demoon jëlali élément bi c'était pas évident macha allah ñu ngi koy gërëm moom it di ko sant ndax mu ngi dóor waaram comme niñ koy waxee mu ngi def jigéen sa waar ba Fatouche dañ koy bàyyi mu moom tamit ñu recevoir suñu beneen invité laataa loolu ñu dem régie d'accord le temps ñu recevoir suñu invité waaw mère dañ bëggoon foofu 200 quoi dañ xëy bëgg a taay ak sama gars yi waaye taxaw gis nga nii du wéy xale bu tuuti nga macha allah dara manqué wul ci yow da ngay jóg wuti liggéey daan sa doole faj sa soxla loolu mooy dëgg may ma moom góor du ci dëgg. Lafta kela mobati dokumuta kana tulungala ni lafta kela mobati dokumuta kana tulungala hala joga kisare remen kona foremere waktonga yuru reuni nanyulen ligite bayo naga fay dem la mi nak suba de jarul di xaar di gëm sa bopp te bañ di waat li ma si jaaxal jeunesse bi tey ñu bëri ci ñoom dana bëgg lu yomb bëgg ñu liggéey bëgg ñu gis te lépp lu cher du leen romb ñaata ndongo ñaata ndaw ñoo toog di xaar gouvernement ñaata yoon nga toog de ngeen te plan de nelaw di perdre seen temps daal di direct marketing xaarul kenn ci lenn booy gëm sa bopp moo la ciy génnee boo ko deful ëllëg sooy toog di jooy doon nga gone yor sa doole jógal waar door fu noo tawatuloo kon boo yow wax ma lan ngay xaar ati ñoom de duñ la xaar bu xas ba romb dootul ñëw tekki woo sa morom yi romb di la fi baamu doon lu ñaaw te du leen brada gas yi bëgg lu yomb te takku liggéey te du leen bépp foo ndax jaaxal moom du wéy ni lafta kela moo baati dogu mu takana tulungala ni lafta kela moo baati dogu mu takana tulungala hala joga kisare remen kona foremere waktonga yuru reuni nañu leen liggéey te bàyyi doole gëm sa bopp gën a wóor adduna bi dañ koy sóor man teel naa jóg ci fajar maanaam tegu ci yoonu góor ba may door yombul woon dañ doon wax ne duma ci génn dama xeex ba yegg si fii taxaw fële ñu may seet naaj bu tàng jër may porte à porte di distribuer di jaay di jànni ñële di manqué respect taxul ma bàyyi lu ci ginnaaw laa gisoon tey jii lépp mujj na jeex loo fi gis blam yi sotti foog mu metti soog a neex daal di direct marketing ci fital jom la jaar ba juddu ñu mu jàppale ba ñu gis seen yoonu ba kenn mënu ko tudd suñu
wareef la ñuy def xaaruñu dara ci nguuru réew formé ndaw ñi jox leen xëy tabax suñu réew ñoo nge kattan ñoo nge xel lu ci des si ñun la rek loo fi jiwul doo ko góob te loo fi góobul doo ko lekk. Hey my bro, with us alive, chicken and no. Bi benn bur bi moom bi ne di séddale yow ka nga yaakaar moom ka mu yaakaar ci yàlla bur bi ngeen bokk yaakaar andaw jubal sa life day mel ni doo daay liggéey rek kay fay ñàkk du réer borom i lafta kera mo baati doku mu takana tulungana ni lafta kera mo baati doku mu takana tulungana hala joga kisare remen con afore mere waxton nga yoru réew mi nañu leen liggéey te bàyyi tuute i lafta kera mo baati doku mu takana tulungana ni lafta kera mo baati. jërëjëf Régie ñu dellu sant leen gërëm leen ndax comme ni ma koy waxee saa su ne bu ñu toogee fii di wax xamal ni am na jàmbaar yu baree bari góor ak jigéen ñu nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale di ñu ngeen tax ngeen di gis image yi ñu koy gërëmaat bu baax di ko sant moom Aram Ndiaye mi fi jógee léegi nga xamante ni tooyal na xool yëpp macha allah studio bi jékki-jékki na rek fees ndeysaan ndax mu nekk loo xamante ni histoire boo xamante ni dund na ko mook famem mook jëkkëram ñu dëddu bàyyi ko fi mu nekk ci waar bi tey ñaan bonne volonté yëpp ñu ñëw dimbale ko jàppale ko ndax xam ngeen ni foofu nga xamante ni fa la nekkoon di fa liggéey dafa tàkkoon fi mu toll nii matériel ba mu war a am di ko liggéeyee te dafa yor ay tout tànk yoo xamante ni seen yaay génn na àdduna seen papa génn na àdduna mu di leen jàppale bonne volonté yëpp képp koo xam mën nga ko jàppale mën nga ko fekk ji foofu ci Rufisque gi mu nekk macha allah jàppale ko ginnaaw loolu dañuy dellu siwaat seen émission Jekk ak Këram mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi si deuxième partie bi dama ciy ànd ak sama rakk ndeysaan Fatouche moom tamit am na invité boo xamante ni tey dañuy wax ci environnement waane tey dañuy du dem ca wàllu géej ga macha allah Mame Binta Ndour dañ koy dalal jàmm moom aussi si plateau Jekk ak Këram kontaan ci woola nga wuy si ñu parce que c'est pas évident. jërëjëf soxna Nabou Dina jërëjëf soxna Fatou maa ngi leen di gërëm di leen remercier ci invitation bi di sawar lool ak di am mbégte toog ci plateau RTS di wax ci ñun li ñu yitteel waa Océanium ci wàllu set setal ak set setal géej gi ci lu am solo di jaajëfal tam suñu naataango bu fi jaaroon voilà ñun dañoo soxla day ay leader femme leader yu mel ni moom vraiment c'est une fierté ñu koy suivre di ko encourager mu gën a aller de l'avant maa ngi leen di jaajëfal bu baax jërëjëf Mame Binta Fatouche ñu bàyyi la nga waxtaan ak Mame Binta ci li nga xamante ni mooy sa waar yow d'accord na bu mbégte lay am bu baax ak bànneex ndax tey c'est la première fois ma wax ci li nga xam ne moom mooy wàllu géej gi dama doon naan sax man bi ma ciy wax damay wàcc man ba ci biir géej gi ba pare gis la fa nekk donc comme circonstance te man xaw ma ndox ma ne naa bàyyi rek koo xam ne ni maîtriser na ko ma indi ko fi donc Mame Binta Ndour la moom assistante de programme de l'Océanium la bokk donc tey mu ñëw fi pour ñu waxtaanee ni nga xamante ni noonu la ñuy set setalee géej gi parce que bu ñu waxee set setal géej pratiquement nit yi duñu xam naka la ñuy set setalee géej gi boo waxee set setal tali bi ñëpp xam nañ ne di nga am bale di ngay soxla matériel yooyu mais set setal géej gi da nga naan lan la ñuy soxla donc loolu tax tey ñu indi ko fi pour xam li nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw set setal géej gi waa Océanium kon baax na dama lay bàyyi ak sa invité kon ñu ngeen déroulé ma déglu parce que man tamit xaw ma bu ñuy set setal géej lan la ñu war a utiliser d'accord donc c'est la question le temps que premier élément bi di pare Nabou Dina donc bëgg naa xam Mame Binta Ndour waa Océanium pourquoi seen but yëpp ci wàllum ndox mi la pratiquement majorité bi parce que dañuy def reboisement dañuy def lépp mais lan moo tax bu ñu waxee géej rek xel yëpp dem ci Océanium ak ban rôle lañ ciy joué dëgg la damay tàmbalee ci historique bi rek ndax Océanium boo gisee bi ñu ko créé en 1984 activité principale moo doon plongée sous-marine plongée sous-marine mag ay technique la yoo xam ne dañ koy utiliser yu ñu leen di former yu Océanium di former ay nit ay bénévole pour que ñuy mën a dugg ba ci géej gi di la xam li fa nekk bu ñu duggee ci géej gi xam li fa nekk ñu xam ne ñu comprendre ne àdduna du terre kase àdduna yàlla dafa sàkk terre sàkk mer te ñun ñuy dëkk sur terre ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla sàkk ñuy nit ñu am xel war nañoo mën a di saytu li nekk ci suñu ginnaaw li nekk ci li ñu wër kon ci kaw loolu la Océanium am sañ-sañu
créé kii boobu plongée bi loolu noonu dañ ciy remercier d'abord monsieur le ministre monsieur Aïdar parce que tey bu océan yi ñoom sosoo bay def action yu rafet yi yëpp ci moom la waaye nag mu am équipe bu bees bu nekk actuellement génération future ñun ñu jër relève bi Youssef El Ali jiite ko vraiment ñuy def ay jéego yu rëy ci wàllum plongée ak setal géej. Fatouche foofu muy waxee ay plongée ak yow mi da ngay plongé. waaw man nag def naa sama baptême de plongée. parce que océan ñoom. defe naa ne képp ku fa nekk rek mënoo faa mën a nekk te yow amoo curiosité. dem xooli lan moo lay entouré. parce que milieu bi ngay évoluer. il faut nga xam ko pour mën a évoluer si ngay mën a waxtaan. ci kaw loolu nag man def naa plongée marine dugg naa ba ci géej gi. maa ngi ñëwaat ci loolu taxawal rek ma dem régie. wàññi xam nga man xaw ma géej. ñu dem xooli lu nekk ci biir géej gi. ba pare day am partie bu des ci géej gi bu desee ci géej gi maanaam lii mooy li nga xamante ni nii moom la sunu mbokk mool yi waaw di nappee moom la voilà léegi dafay am yoo xamante ni day des ci biir géej gi day am yuy des ci biir géej gi lii lan la mën a def ci biir géej gi waaw lii nag bu desee ci biir géej gi day continuer di napp te napp boobu muy continuer di def du am ku koy retirer ci biir géej gi de ce fait dañuy pêcher noonu di napp ay jën te kenn du ko utiliser jën yooyu mën nañoo dem ba dee ci biir géej gi indi pollution ci biir géej gi te kenn du leen jëfandikoo te seen épanouissement ñoom ci biir géej gi du mën a yemb looloo tax nag océan ñoom def benn campagne boo xam ne dañuy xeex filet perdu loolu la ñuy wax filet perdu filet yi nga xam ne dafa réer ci biir géej gi war leen a mën a dindi pour permettre épanouissement espèces marins yooyu yi nekk ci géej gi ci ngeen gis ni Elimane mu dugg ci biir géej bi di retirer filet yooyu nu ñu koy retirer nag boo gisee bidon bi muy utiliser noonu genre parachute lay doon da koy jël attaché ko ci filet bi su ko attaché day am équipe bu nekk ci kaw bu nekk ci bateau bi ñoom ñoo koy xëcc nga gis nga Elimane ni muy xëccee filet bi noonu buñ ko xëccee retirer ko ñu am yenn saay sax ne dañuy dugg ba ci biir géej gi di retirer filet yi dinañ fexe génnee ay lu mel ni 30 kilos fanweeri kilo jën yoo xam ne dañ ko pêché noonu rek bàyyi ko ci biir géej gi di revenir aussi ci filet bi utilisation filet bi parce que boo gisee Sénégal dañoo interdiroon utilisation filet nylon te ñu gis ne suñu mbokku pêcheurs yi mool yi ñu ngi koy def ba tey te loolu noonu c'est pas recommandé parce que filet de nylon boobu bu desee ci géej gi du dégradé duñ koy mën a waxee ci olof du yàqu alors que filet de coton bi ñu recommandé bu fekkoon ne ñi ngi koy utiliser bu desee ci géej gi dina yàqu te dina permettre jën yooyu mën a circuler comme ni mu waree librement d'accord est-ce que filet yi kase la ñuy jël ci biir géej gi en ce moment waaw du filet yi kase nag ñuy retirer ay déchets plastiques yu bëri yoo xam ne ci biir lay nekk yi nga xam ne ci biir géej gi presque benn journée de nettoyage dinañ ci retirer lu toll ni 1500 déchets ci benn journée de nettoyage dinañ ko ci retirer ci ay déchets plastiques yi nga xam ne ñu ngi leen di fekk ci géej gi est-ce que n'importe qui mooy plonger waaw plongée ñëpp mën nañ ko def plongée du nekk loo xam ne c'est très compliqué man mi sama genre gi boo ko bëggee wàccee dina métti su ma bëggoon ñëw di plonger est-ce que mën na nekk mën ngeen ma ko jàngal yow mën nga nekk parce que dañoo am benn centre de plongée boo xam ne képp ku pare pour jàng rek océan ñoom pare na pour accueillir la jàngal la nu ñuy plonger laajul diplôme de laajul diplôme laajul dañ lay former rek nga mën a wàcc dañ lay former rek nga mën ndax man mii di la wax lébu Cambérène laa musuma laal ndox waaye ba ma duggee océan ñoom grâce à océan ñoom ci laa jàng plongée te xam naa dugg ba ci biir géej évoluer ci gis jën yi mën a retirer déchets te je suis en phase de préparation waaye maa ngi gën di jàng pour gën a maîtriser
kii bi matière bi. alors balaa plongé ñu daal ñëw ci li difficile. pollué géej gi li ko tilimal. est-ce que da nga ne sànq filet yi ñoo fay nekk ak plastique yi est-ce que yooyu kase la. du ngeen am par exemple ay gaal yoo xamante ne nii dañu yàqu yoo xam ne dañu wàcc ci suuf. peut-être ay nit. peut-être ak leneen lan loo xamante ni yéen di ngeen ko faral di gis ci biir géej gi. waaw c'est très important dañuy gis ay gaal yu yàqu demain j'en profite de l'occasion le 5 passé rek. 5 décembre def nañ benn set setal au niveau de l'île de Gorée. mais génnee nañ fa benn gaal boo xam ne dafa yàqu ay plongeurs yi ñoo ko génnee. waat ci biti waaye yooyu gaal yu yàqu yooyu xam nga bu demee ba bu yeggee ba yàgg ci géej gi. mën na servir comme habitation jën. ñu dëkk fa loolu la ñuy waxee épave. mais gaal yooyu ñan ñoo ko fay def pêcheurs yi ñoo ko fay def wala day yàqu ñu dugal ko ci géej gi mën na nekk noyade. gaal gi këpp wàcc ci géej gi mu yàqu mën na nekk pêcheurs yi ngay wax tamit. mën na nekk d'autres causes yi nga xam ne mën na ko engendrer. waaw pour plastique bi parce que yéen a ngi xeex filet yi. pour plastique bi est-ce que yéen a ngi sensibiliser ñi nga xam ne géej moom mooy seen liggéey. ñu dañuy yóbbaale ay sachet plastique dañuy yóbbaale ay bouteilles ndox pour naan est-ce que yéen a ngi leen di waxtaan ak ñoom di leen sensibiliser parce que boo xoolee le fait que ngeen di plonger di génnee ay saleté parce que saleté bi mi ngi fa. bu fa mënee ñàkk aussi moom moo gën. voilà donc est-ce que yéen a ngi dox ci loolu ci jéego boobu par rapport ak ñi nga xam ne géej moom mooy seen liggéeyukaay. sensibilisation nga wax lu am solo Océan ñoom dafa yàgg a def ay jéego ci sensibilisation. sensibilisation yi dañ koy commencer d'abord par la communication. di defar ay affiches géej du mbalit. kër du mbalit. di ko defar ay affiches di wër dëkk-dëkkaat yi def porte à porte di sensibiliser. di def tam ay activités tournées. ci biir communauté région du Sénégal yi muy Casamance muy Sine Saloum muy feneen loolu la ñuy wax ciné débat dañuy dem ba problème bi fu mu posé woo ñu def ci reportage bu ñu ci defee reportage daal di jël suñu camion di wër nit ñi bu ñu demee wër communauté yi tegal leen ko ne leen lii mooy problème bi lii mooy aspect bi nan lañ ci mënee trouver ay solution fee yaa ngi nii kenn mënu koo weddi parce que loo xam ne la ñuy dund la comme plongée bi ngeen di gis xam nga kenn mënu koo weddi parce que lu ñu dund la dugg ci biir filmer ko kon noonu la ñuy def ay outils de sensibilisation yoo xam ne dañ koy def di ko faral di def sensibilisation rapprochée avec la communauté. Alors Fatou dégg nañ léegi li mu expliqué yëpp mais am na beneen affaire muy usines yi nga xamante ne dañuy déverser seen déchets yi ci biir géej gi loolu lan la war a mën a def ci géej bi. waaw usines yooyu di déverser seeni déchets mën na indi pollution pollution marine bi ñuy wax parce que boo gisee usines yu bëri dañuy utiliser seeni bagage di ko jaarale ci biir géej gi déchets yi nag mën na créer pollution te loolu mën na rey espèces yi nekk ci biir géej gi yooyu noonu yëpp mën na créer ay problème voilà comme ñu ngi doon wax ci déchets yi ak ñoomin seen nañu dem régie ñu xooli suñu deuxième élément dellu siwaat ci plateau bi mbokk yi. mu ne woon tefes ga nga xamante ni su jëkkoon soo mësa ñëw si tefes ga da ngay kontaan ñëpp ñeewee ñu ko waaye mu dem nag ba lépp yàqu te li ko yàqu li ci ëpp mooy société yi nga xamante ne ñëw nañu ñu tabax leen ci wetu géej bi ñu jël seen yëpp di sotti si géej bi. bari na ci ñu nga xam ne sotti wuñu mbalit ci fa nga xam ne mooy fa lañ ko war a sotti ci baie de Hann lañ koy sotti ba baie bi nekk na baie boo xam ne daanaka neexul a gis ci bët comme ni ma ko waxee te itam salte na lool. soo amee ci doomu dëkk bi ña nga xamante ni bëgg nañ ci liggéey ñu jël leen former leen alors dina créer emploi mais dina tax tam waa dëkk bi xam ne seen projet la. ñu ngi gërëm itam di sant le président de la République et le gouvernement ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu taxawee di ko def ñoo bailleurs yi. ba convaincre bailleurs yi ba bailleurs yi fu ñu toll di mën a dugal seen loxo ci li nga xam ne mooy liggéeyu baie de Hann bi. plage dañ ko war a setal parce que jën bu ñu fay teeral jën bu ñuy lekk la fi ñu koy teeral dafa war a sal ñu yokk ne Sénégal si dëkk àdduna yëpp am na gàllankoor li ñuy wax changement climatique loolu nekk ay jafe-jafe parce que dafa nekk loo xam ne kenn mënul jël xaalis kenn mënul jël koom-koom pour aar ko. xëy na dañu mën a jéem rek pour mën a atténuer impact négatif yi. jërëjëf Régie mbokk téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu gis sànq xam nga plage bu mel nii nag du neex a sangoo. xam nga day tàng jër nga bëgg a dem plage mais boo xalaatee ya nga fay fekk. ak population bi nga xamante ni ñoo dëkkee ci rebord yi. ci côté géej bi. nga xamante ni lépp fa lañ koy sànni ñooñu loo leen di wax. waaw di leen gën a ñaax rek parce que boo gisee voté woon nañ fi loi
d'interdiction sur la plastique waaye man li ma gis mooy loi boobu application bi ci ñun la war a commencer. ñun population bi xam nga setal comme ni nga ko waxee sànq baax na lool. waaye bañ a tilimal moo ko gën. kon nag di leen di ñaaxaat parce que plastique boobu ñu interdit tey si njëriñu ñëpp la. par exemple man mii su ma demoon ci boutique bi. comportement lay laaj comportement individuel su ma demoon ci boutique bi ñu jaay ma plastique am naa sañ-sañu ne du ma ko jënd fournisseur boobu dina xam ne li may jaay nii kat jaratul bu ko defee dina jéem a ut beneen méthode de sachet dégradé wala autre benn solution kon defe naa ne bu ñu ko defee ku nekk sa xeex individuel def ko sa yëfu bopp mu commencé par ñun defe naa ne message bi dina passé te bu boobaa duñu xaar état mu ñuy jàppale ci application loi yi. D'accord alors ñun dañoo habitude wax géej loo ko jox daf koy delloo moo tax pratiquement ñu bëri dañuy toog ba guddi ñu dem seen tefes tout fa mbalit parce que dañu naan après dafay génn est-ce que réellement dafay génnaat wala am na loo xamante ni dafay dem ba ci fin fond bi. waaw loolu suñu xalaatu bopp la rek waaye géej li ci dugg di ci des defe naa ne moo ëpp te defe naa ne loolu ñun plongeurs yi nga xam ne ñooy dugg ci géej gi xam nañ aspect boobu ndax comme ni ma la waxoon rek ci nettoyage yi mbalit mu bëri lañ ci génnee même bu fekkee ne géej dina génnee waaye la muy denc la muy nëbb moo ëpp ci li muy génnee. D'accord alors Naboujina xam nga nag li ma wax sànq suñu kër yi ni mu war a setee marché yi set ko buntu kër yi set ko noonu la géej gi war a setee ndax géej la fa nekk luy dund la ñu ciy lekk te li ñuy lekk xamuñu lan la ñu lekk ba ñëwaat ci ñun donc ñun ñooy tilimal géej gi ñëw tilimalaatal suñu biir parce que li ñuy lekk ci géej gi lay jógee pratiquement donc comme ni ko Mame Binta waxee xeex bi xeexu ñëpp la war a doon nañu bàyyi géej gi géeju yàlla la ak géej gi dafa yaatu ba loo ci def mu génnaat déedéet am na loo xamante ne yow sa bët mënu faa eggale parce que tey pratiquement ñu bëri peut-être xamuñu woon ne setal géej am na dugg ba ci fin fond bi génne fa li nga xam ne moom mooy fil de pêche yi génne fa ay plastique ak yooyu yëpp yoo xamante ni peut-être ñu bëri yaakaaruñ ko woon donc nañu koy éviter ni ñuy xeexee suñu wàññi ñu xeexee ko aussi également ci géej gi Mame Binta bëgg naa xam Océanium fan la toll ci liggéeyam parce que aussi voilà ñu tëjaale ko parce que waxtu bi xoj nañu seen liggéey fan la toll ndax pratiquement am na côté yoo xamante ni macha allah Gorée gis naa la fois passé ngeen defar ko ba macha allah am na yeneen ak yeneen côté yoo xam ne xaw na salte est-ce que Océanium mu ngi prévoir def foofu ay setal aussi waaw ci suñuy programme loolu bokk na ci parce que boo gisee chaque mois dañoo prévoir def setal au niveau des plages avec les plongeurs mais setal sur terre aussi ñaar yëpp la ñuy boole Océanium buy def activité setal day def setal ci géej setal ci suuf si waaw loolu nag lu ñu nar a saxal la loo xam ne chaque weer dañ koy organiser ciblé benn plage dem setal ko waaye nag boole ci waale sensibiliser population bi ci ne voilà lii ñuy def ni sax voilà amaana jaru ko woon bu comportement yi yemboon rek kon setal bi du ko jar bon fi ñuy tëjee sama beneen question mooy que ni gis nañ ni jën moom gars yi dañ naan géej gi amatul def nañ ni nangam di kaas lu nekk alors ñoom ñu ngi jël ay filets yoo xamante ñu ngi koy tere di ko nappee di yàq jën yoo xamante ni mënoon nañ ko utiliser parce que tey jii boo gisee yaboy bi nga xamante ni da daan tuuru sax gisatoo ko wala boog xam nga yaboy bu njëkk da nga daan jënd ñu sànni la yaboy may la mais léegi si yaboy day jar téeméer day jar 400 day jar 300 kon nga xamante ni espèces yi ñu ngi commencé dem di raar kon loolu dama lay bàyyi nga sensibiliser benn message boo xamante ne nii tàggoo waale parce que waxtu bi jeex na sunu mbokk pêcheurs yi ak ñi nga xam ñooy jëfandikoo géej gi yëpp waaw loolu d'abord dañ ci ñaaxaale suñu mbokku pêcheurs yi ñu gën a góorgóorlu ci ni ñuy nappee napp dafa am ay procédure te ñoo ma ko gën a xam defe naa ne yooyu noonu yëpp utilisation matériel yi ñuy nappee yooyu yëpp dafa am importance ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy dem di nappi jën ñi war nañoo xam li nga xam ne jën yi ñoom lañ soxla ci seen dunduwaay parce que comme ni nga ko waxee ñun bëgg nañ ceebu jën lool njaayeen yeeg jóobeen yi ceebu jën boobu nag Sénégal ci boppam lii di jotee waaw lii di une heure bu ñu la tegalul ceebu jën pour yow lekkoo dangay mel ni nekkoo Sénégal dangay mel ni nekkoo Sénégal dangay mel ni ku feebar comme nag ñu war a góorgóorlu lool ci nu ñu toppatee suñu jën yooyu pour ñu mën a reproduire ba amal ñu njëriñ dañ ciy sensibiliser bu baax pêcheurs yi ñu utiliser filet de coton boobu ma waxoon au début filet de coton boobu dinañu permettre ñu napp ci anam yu yemb te duñu am problème di sensibiliser population bi tamit ci nekkin wi ci biir kër yi
nañuy xool nu ñuy gérer déchets yi. tri de déchets dafa am. C'est important. C'est très important. ñuy xool ci kër yi ni ñu koy gérer d'abord. mais ensuite dañuy def ay sensibilisation aussi au niveau des écoles. sensibilisation environnementale yi nga xam ne dañ koy amal xale yi. ñoom tamit ñi nga xam ne ñooy avenir u ëllëg. di leen wax tamit nan lañ dañuy dem ay sorties nag. di yóbbaale seen i bagage ak seen i affaire. voilà bu ñu bëggee di dem si plage yi muy set ñu siy sangu muy neex sunu xel di dal. ñooñu bañ a takkal ñu bàyyi takkal bi tamit. waaw océan ñoom daal maanaam ci couche yëpp lay laal muy mag muy xale muy ndaw. def sensibilisation ensuite nag dem ci terrain bi def action. pour mën a xeex mbalit mi ni nga xam ne mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci géej gi. waaw pour xeex ko bu baax. jërëjëf Mame Binta kontaan nañ leen ci recevoir la ci Jekk ak Këram. merci beaucoup macha allah explication bi aussi leer na ñu ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup Fatouche. waaw Nabou ma koy jaajëfal moom Mame Binta Ndour moom assistante de programme de l'Océan Niam. di remercier également chef am moom muy Youssef ma koy remercier bu baax. c'était pas évident mais comme affaire amoon nañ problème de temps et tout mais fexe na ba indil ma koo xamante ni macha allah elle est tellement pertinente. mais xam naa prochaine fois incha allah damay ànd ak yow parce que damay plonger. pour li ma mën a wax ma am ci ay preuves yu leer nañ. may bëgg loolu. non damay plonger yéen ñëpp prochaine fois incha allah damay plonger. incha allah fii maa koy génnee. man du ma ci damay plongé incha allah. loolu moom il faut ma yóbbu la ci plongé bi. loolu moom Océan Niam nañ ma xaar. waaw incha allah il faut ma dem. te comme moom sama rakk la te ñeme na. naa ko jiital. après bu ma ko yabalee bu ñëwee. après mu wax ma la mu gis ci biir. amul ndax man dama am ay phobie. moo tax bëgguma je suis prête dinaa dem incha allah di remercier toogaay bi macha allah Nabou. di remercier amis téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci suba ak léegi di leen jox rendez-vous ba mercredi incha allah ak beneen sujet ci biir environnement. jërëjëf Fatouche yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax nee naa la Jekk ak Këram nii la rubrique bu ñëw rek gën a am importance gën a yee askan wi ñuy gën a xam li nga xamante ni moom la ñuy àndal di dund. ñu koy gërëm moom aussi Fatouche bu baax a baax waaye tey damay nuyu Mame Mor fële ci Touba di ko ziar bu baax a baax Mame Mor merci beaucoup. tey nag Mbaye Mbaw moo fi jaar tey Ablaye Faye du autant pour moi moo fi jaar ñu ngi koy béggee bu baax a baax xam naa ne numéro bi jàll na Ablaye Faye merci beaucoup Ablaye kontaan nañ bu baax ci sànce bi waaye Ndeye Fall madame Yadd moo jekk-jekkal musóor gi def ko ay façon merci beaucoup Ndeye Fall ba yéen tamit mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a ñu toogoon di ñu bàyyi xel j'espère que li ñu leen di indil dina leen amal solo lool te di ngeen ci bàyyi xel ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous incha allah demain ci beneen numéro Jekk ak Këram.